Si vous êtes nouveau sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur le bouton de notification pour voir nos dernières vidéos. If you like our videos, then please subscribe to our channel and press the bell icon for latest updates. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yéen mbokki jullit yi ñu ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen wax ne ñu ngi dellu si ci Muhammadiya al Haqiqa seen chaîne bu bees bi ngir jàngat islam ci jamono boo xam ne àdduna bi dafa soppeeku benn dëkk li ñuy wax mondialisation ñu jàngat li ñuy wax religion diina ndax buñ jëfandikoo doole li ñuy wax terrorisme ndax doole li mu yàq boo ëpp li muy defar rax ci doole buñ déggul islam émission yi nag dañoo bëgg nafar li ñuy wax nujuumul huda jàng yonent yi nafar laxdari yu ngir xam ni ñuy toppee yàlla fiqul ibadat ci madhabul maliki ba pare nafaraat hadis arbaina hadis nawawiya di ko jéem a jàngaat léeg-léeg ci seen chaîne bi jubale ko suñ doom yi pour ñu xam islam xam bu rafet ba nga xam ne danañ mën a dégg li ñuy wax islam planétaire islam boo xam ne jamono ju nekk mën na cay dund suuf su nekk mën na cay wàcc ngir defar ak liggéey àdduna bi pour avenir boo xam ne jubluwaay boo xam ne mooy gën ci ñëpp ci daahir ak ci baatin ñu ngi leen di gërëm di leen sant di wax ne ñu tàmbali bismillah salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaw ñu ngi ñëw tey ci bëgg ci àllarba ji wala bu ko bés bu ko yàlla tuddee rek ñu génne waxtaan wi ngeen déglu ko ci laxdari bi nga xam ne dañoo bëgg di ko jàngal suñu doom yi ci Sénégal képp koo xam ne yaa ngi bëgg a xam nooy toppee yàlla nga déglu ko di ñaan yàlla nag waxtaan wi mu nekk waxtaan woo xam ne yàllay kese la yàlla nañu ko yàlla nangul ci suñu xasanaat waaw téereb laxdari yu dafa nekk téere boo xam ne dafa barke te gis naa ne jot na ñu jox ko gëddëm bu fekkee nujuumul huda dafa am gëdd ci wàllu xam yonent bi dama gis ne laxdari yu dafa am gëdd ci xam ni ñuy jaamoo yàlla te ñaar yooyu yëpp nag benn la moo xam muy hadis moo xam muy siira moo xam muy fiqh ibadat yëpp genn géej la mooy naka la ñuy fexee ba nekk jullit bu baax ngeen baal maax naka la ñuy fexee ba nekk jullit bu baax xam yàlla xam yonent ba xam ni ñuy toppee yàlla wa ma xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduni yàlla nee na binduma doomu aadama binduma jinne ndere ñu jaamu ma illa li yaabuduni nag ñaari dégg-dégg lañ ci war a déggee ndere ñu jaamu ma ndere ñu xam ma ndere ñu xam ma sax moo njëkk ndax buñ xamul yàlla duñ ko mën a jaamu moo tax bu ñu jàng nujuumul huda dañoo bëgg a xam yonent bi xam gëddëm xam yàlla bu ñu jàng fiqul ibadat dañuy ak di jàng hadis loolu yëpp pour mën a xam ni ñuy jaamoo yàlla gannaaw bu ñu xamee yàlla bu ko defee moom itam bismillahi rahmani rahim la ubbee téeram ba loolu mboolem kuy jullit moom ngay ubbee sa wax même booy lekk sax noonu ngay commencé ndax lépp loo xam ne boolewoo ci bismillahi rahmani rahim saytaane daf say am yoon te jullit nag noonam gannaaw bakkanam saytaane mooy noonam bu ko defee bismillahi rahmani rahim nekk loo xam ne islam lépp ak risalaat samawi yëpp yàlla daf ko ci tënk muy xadaratul jamal muy nisabul jalal muy tëjaleetul kamal comme nañ koy waxee toujours moom itam gannaaw bu mu tuddee bismillahi rahmani rahim dafa julli ci yonante bi mu ne wa sallallahu ala sayyidina muhammad
wa alihi wa sahbihi wa sallim. alhamdulillah maa ngi sant yàlla rabbil alamina ki nga xam ne mooy borom mbindeef yi ñépp. wasalaatu wasalaam maa ngi julli ci yonant bi di ko nuyu xaatimi nabiyin ki nga xam ne mooy tëj mboolem ñu yàlla yónni woon wa imaamul mursalin moo jiite képp ko xam ne yàlla jox na la message pour nga àggale ko ci nit ñi. gannaaw muqaddima boobu nag borom laxdari yu muy Abdurahman Akhdari yu daf ne awalu maa yajibu li nga xam ne moo njëkk alal mukallaf li nga xam ne moo gën a war képp koo xam ne yàlla togg na la jëf nga xam ko mooy lan tasxiixu imaanihi mu defar ngëmam suma maarifatu mu xam maa la nga xam ne yuslixu day defar bihi ca xam nga fardu aynihi farata ji nga xam ne fardu ayni la. fardu ayni la buñ ko waxee doo ko mën a dégg ndere buñ ko booleeg beneen fardu bi bu ñuy wax fardu kifaaya. fardu kifaaya mooy loo xam ne yàlla daf ko santaane julli di war ko def waaye bu ko lenn ci julli di defee wàcc na ñeneen ñi loolu mooy fardu kifaaya. fardu ayni nag yàlla daf la ko sant yow mi mu ko sant yaa ko war a def kenn mënu koy def sa place. waaw xëy na nag bu nit gaañoo amoon ay bori jullit wala amoon ay bori koor xëy na nit mën na ko koy fayal loolu borom ulama yi wax nañ ko. waaye nag boo fekkee yaa ngi dund lu mel ni julli ak lu mel ni wooru koor ak lu mel ni aj kooku ay forood ay niya la bi maanaa yow la ko yàlla sant ndax mukallaf nga. léegi nag nga ne ma lan mooy mukallaf mooy koo xam ne bu dee góor bu demee ba am kawaru poqotaan dégg nga wala mu am kawaru naq wala mu gént kooku bu soppeeku na mukallaf. bu dee jigéen bu demee ba gis mbaaxu jigéen gannaaw bu mu amee fukki at ak ñett wala ñeent wala juróom ba jëm ci fukki at ak juróom benn juróom ñaar yooyu yëpp bu ci gisee mbaaxu jigéen day soppeeku nekk mukallaf. bu ko defee bu fekkee am na xel am na wér gu yaram attan na takaalif yi nga xam ne moom la ko yàlla sant bu boobaa day soppeeku mukallaf. bu ko defee nag borom mi lax day ne la li nga xam ne moo war a am xam ne ci la war a taxaw ci saasi mooy tasixu imaanihi na wéral ngëmam. loolu mooy na lan avant bi mu nekkee xale jullit la woon waaye jullit du tradition la woon suma baay jullit la sama yaay jullit la nga judd nekk jullit. waaye nag gannaaw ba loolu jeexee yaa war a xool yow lan mooy sa taxawaay ci islam nga jàngaat islam jàng gu bees. suma maarifatu maa yuslihu bihi fardu ayni nga xàmmee fardul ayni ak fardu kifaaya. xam ni nga xam ne bu ko julli defee sa place mën na lay wàcc niki suuli niw bu nit gaañoo sangu ko ak suuli ko ba ca armeel ba delsi kooku bu fekkee am na ñu ko def ci koñ bi te yow damuloo ca kooku wàcc na la yow yàlla du la ci xisaab dara. waaye nag lu mel ni sangu jànnaaba ak lu mel ni jàpp julli ak lu mel ni woor kooku moom sa waru gar la yaa ko war a def. tool boobu yaa ko war a bay kenn waru koy bay sa place. kooku nag pour nga bay ko il faut nga xam attey yàlla yi ci wàllu googu niki lan ka ahkaami salaat niki attey julli ka ahkaami tahaara niki attey laab niki nooy sango jànnaaba ak naka ngay jàppee wa siyaam ak weeru koor yooyu daf ko war a xam. wa yajibu alayhi war na ci jullit boobu an yuxaafida ala hududillahi mu xam rëdd yi nga xam ne moom la yàlla rëdd ci diinam ji lii def leen ko lii bu leen ko def bi maanaa mu xam feu rouge bi xam lampe bu lampe bu xonq bi bu tàkkee lan la xam lampe bu verte bi bu tàkkee lan la xam lampe bu jaune bi tàkkee lan la yooyu yëpp daf ko war a xam code de la route
bi nga xam ne moo nekk ci islam daf ko war a xam wa yaqifu inda amrihi wa nahyihi bu yàlla ne stop mu taxaw feu rouge bi tàkk na bu yàlla ne dox leen dem leen def leen mu def waaw wa yatuubu ilallahi subhanahu qabla an yasxata alayhi te na gaaw nag tuub daal di jéggulu ay bakkaaram fekkee mos na ñàkkee tegee yaayam ñàkk teggiin mos na koy def ci yaayam wala ci baayam wala mu def ko nijaayam yooyu yëpp mu gaaw jéem ko tuub wa surutu tawbati an nadabu ala ma faata mu mel ni da nga wax borom téere bi ne ko waaw man bëgg naa tuub waaye lan mooy sarta yi nga xam ne ku bëgg a tuub noonu lay def mu ne la surutu tawba an nadabu ala ma faata pour yàlla nangul la sa tuub de da nga war a rëccu ne li jiitu xam ne juum nga ci yëpp njuumte googu yaa ngi koy tuubal yàlla yaa ngi koy tuub wa niyatu mu yéene allah yahuda du dellu ila danbin ci bàkkaar fi ma baqiya min umrihi li nga xam ne moo des ci dundam bi wa an yatruka al masiya mu bàyyi mooy yàlla fi saatiha ca waxtu wa nga xam ne nag in kaana mutalabisan biha doon na ko def waaw fekkee ba nga dellu ci yàlla ne yàlla tere jël butéelu sàngara bi teg ko sa kanam bu koy naan daa di nafsu lawaama daa di la feeñu ne leen déedéet lii de baaxul lii de du sa yoon lii de du sa yoonu bàyyi du sa yoonu ndey lii de yaa ko fi njëkk andi cigarette de kenn mosu koy tux ci kër gi loolu nag ci ngay dellu gannaaw ca saasa fekkee cigarette bi mu ngi woon sa loxo nga sànni ko fekkee kaasu sàngara bi mu ngi woon sa loxo nga sànni ko même sax bu fekkee ne sa bakkan not na la nga jël ndaw si labat ko ba dugal ko ci néeg bi tëj bunt bi xam ne desetul dara lu dul yow ak moom ak yàlla ak seytaane nga den ak yow da nga war a daw dellu ci yàlla bàyyi seytaane daal di tuub ndaw si nga ne ko baal ma àq dégg nga sàng ko sutura mu dem yooyu itam nga sàng si sutura sa bopp yàlla dana leen tuubal dana leen jéggal yéen ñëpp waaw nee na nag wala yaxilu lahu an yu axira tawba waaw mukallaf boobu de bu fekkee mu ngi def ay njaaxum ak ci mooy yàlla waru ko yéexeel waruy wax ne xata yahdiyani llaahu man xale laa ak dund bi des na damay jékk ba nekk mag dam makka del si daal di tuub déedéet du noonu de fa innahu min alaamati shaqaa'i wal xislaani wa tamsil basira loolu de bu ko defee mooy ne mauvais impression la bi maanaa njub mujj du rafet yooyu moom warul fexe ba taxawaay boobu ci boppam na dellu gannaaw xam ne yàlla daf ko soxla daf ko bëgg moo tax dafa war a dellu ci yàlla loolu nag dama koy lire ci français bi pour xale yi gën ko mën a dégg. Au nom de Dieu, clément et miséricordieux, que le salut soit sur notre Seigneur Mohammed et sa famille. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que le salut soit sur notre Seigneur Mohammed, le dernier venu des prophètes et l'imam des envoyés. kooku mooy bismillahi rahmani rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallim. alhamdulillahi rabbil alamin wa salatu wa salam ala sayyidina Muhammad xaatimi nabiyin wa imamul mursalin. Borom Laxdari ne les premiers devoirs obligatoires de celui qui est responsable de ses actes al-mukallaf sont avoir une foi sincère, savoir comment remplir ses obligations individuelles, la prière, la purification légale, le jeûne. Il doit observer en tout les limites proposées par Dieu, s'en tenir à ses ordres et prohibitions, revenir à lui, qu'il soit glorifié avant qu'il ne soit trop tard. Les conditions du repentir sont regretter les actions répréhensibles passées, avoir la ferme intention de ne plus y revenir pendant le restant de sa vie, s'abstenir du péché à l'instant même si l'on est en train de le commettre. Ne jamais remettre le repentir à plus tard et dire « je me repentirai quand Dieu me guidera vers le bien ». C'est là un risque de damnation, de l'abandon par Dieu, de la cécité morale. waaw
أول ما يجب على المكلف تصحيح إيمانه ثم معرفة ما يصلح به فرض عينه كأحكام الصلاة والطهارة والصيام ويجب عليه أن يحافظ على حدود الله ويقف عند أمره ونهيه ويتوب إلى الله سبحانه قبل أن يسخط عليه وشروط التوبة الندم على ما فات والنية ألا يعود إلى ذنب فيما بقي من عمره وأن يترك المعصية في ساعتها إن كان متلبسا بها ولا يحل له أن يؤخر التوبة ولا يقول حتى يهديني الله فإنه من علامة الشقاء والخذلان وتمثيل البصيرة. ma répété ko ci français loolu mooy lan au nom de Dieu mooy li ñu waxoon rek dama koy répété au nom de Dieu clément et miséricordieux, que le salut soit sur notre Seigneur Mohammed et sa famille. Louange à Dieu, Seigneur des mondes, et que le salut soit sur notre Seigneur Mohammed, le dernier venu des prophètes et l'imam des envoyés. Les premiers devoirs obligatoires de celui qui est responsable de ses actes al-mukallaf sont avoir une foi sincère, savoir comment remplir ses obligations individuelles, la prière, la purification légale, le jeûne. Il doit observer en tout les limites posées par Dieu, s'en tenir à ses ordres et prohibitions, revenir à lui, qu'il soit glorifié avant qu'il ne soit trop tard. Les conditions de repentir sont regretter les actions répréhensibles passées, avoir la ferme intention de ne plus y revenir pendant le restant de sa vie, s'abstenir du péché à l'instant même si l'on est en train de le commettre, ne jamais remettre le repentir à plus tard et dire « je me repentirai quand Dieu me guidera vers le bien ». C'est là un risque de damnation, de l'abandon par Dieu, de la cécité morale. loolu moom mooy darsu yoomu bi mooy darsu bi nga xam ne moom la ñu ubbee téere bi tey ñu continuer seet itam côté bi nga xam ne mooy moom lañ ci mën a yokk ci temps bi wa yajibu alayhi hifdu lisaanihi bor mukallaf boobu de war nay wutu làmmiñam minal fahsaayi ci wax ju ñaaw wal kalaamil xabiih ak i wax yoo xam ne rafetul waxi mbedd wa aymaanu talaax ak itam di fooye sëyam lu fu mu jógee rek di waar ne bu ma defee lii dinaa ko fase déedéet loolu daf ko war a moytu wantihaarul muslim ak itam di gëdd jullit wa ihanati di ko toroxal wa sabihi di ko saaga wa taxwiifi di ko ragal di ko tiital min xayri xaqin shar'i loo xam ne du yàlla moo ko rëdd yooyu yëpp daf ko war a moytu bi maanaa jullit bu baax dafa war a am comportement bu baax waaw wa lakum fi rasulillahi uswatun hasana liman kaana yarju llaha wal yawmil axir dañoo war a roy yónnant bi te yónnant bi garab bi ko yàlla takkal ci alquran ndombo tànk yëpp mooy wa innaka la ala xuluqin adim borom jikko ju rafet nga yàlla taggut ko ngir baayam taggut ko ngir yaayam taggut ko ngir nijaayam taggut ko ndax dafa nekk nit ku ñuul wala nit ku weex wala dafa nekk arab déedéet taggut ko ndax daf di haashimi déedéet lim ko taggee ci alquran ca suratul qalami mooy wa innaka la ala xuluqin adim mooy garaat boo xam ne ku ko am rek na nga ko ñee waaye lépp loo xam ne nag nit am na ko lu may jikko ju rafet jarul ñee ndax xaalis bi day jeex dund bi day jeex waaye li fi des yëpp mooy li nit ñi di nettali nag mooy jikko yu rafet yi moom itam moom la yàlla di xool qul i'malu fa sayara Allahu amalakum wa rasuluhu wal muminuun ñetti ñooñu buñ la seedeelee rek santal yàlla bu la yàlla seedeelee seede bu rafet yonent bi seedeel la jullit yi baax yi seedeel la bu boobaa nag bokk nga ci wa innaka la ala xuluqin azim santal yàlla wa yajibu alayhi mukallaf boobu de war na ko lan xifdu basarihi mu wëttu bëtam min an nadari ila al haram ci xool loo xam ne dafa haram wala yaxilu lahu daganul an yandura mu xool ila muslimin ci jullit bi nadaratin tuudihi ci xoole boo xam ne daf koy lor bët moom xam nga li olof di wax rek kanam du kaso waaye koo ci tëj mu xam ko am na xoolin yoo xam ne boo ko xoolee nit dana xam ne danga ko bañ wala boog
mënatoo ko supporter yooyu yëpp nag waroo ko def illa an yakuna fasiqan fa yajibu hijranuhu waaye nag bu fekkee waa ji moom samba sura bali la boo xam ne baaxul topp bëggul yàlla di def di mooy yàlla bu boobaa yow da nga koy tongu bi maanaa da nga koy bàyyi à part da nga koy classé da nga koy ignoré waaye nag bu ko dóor bu ko xas bu ko def dara waaye nag am nga droit téye sa bopp wa yajibu alayhi war na mukallaf boobu xifdu jamii jawaarihi mastata bëtam war na koy xaar làmmiñam xaar bakkanam xaar loxoom ndax yooyu yëpp yàlla daf ñu ko jox waaye nag daf ñu ci xisaab inna sama wal basara wal fuaada kullu dalika kaana anhu mas'ula ñoo ñëpp yàlla dana leen taxawal yowmal qiyaama laaj leen bakkan bi loo ci def loo ci fóon ba bët bi loo ci xool loxo bi loo ci laal waaw làmmiñ bi loo ci lekk biir bi loo ci dugal yooyu yëpp da nga war a def nank commencé nag xoolaat sa bopp dégg nga da ngay seexlu buñ la joxee loo xam ne hadiye boo xam ne daganul bu ko lekk boo dee sëriñ boo dee taalibe itam nga jàng naka ngay nekkee sëriñ bu baax doo lekk lu xam ne yàlla bëggut ko mbaam xuux yàlla nee na baaxul bu ko lekk sàngara bu ko naan wa an yuhiba lillah dafa war a bëgg ngir yàlla wa yubghida lillah mu bañ ngir yàlla bul bañal sa bopp bul mer pour sa bopp meral pour yàlla meral pour yonent bi waaw ndax yàlla ak yonent ba ñoo tax ñoom rek nga war a meral wa yarda lahu wa yaxdabu lahu waaw na gërëm ndax yàlla gërëm na nga mer tax yàlla mer na wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha anil munkar waaw al amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar da nga ko war a def ndax xayra ummatin uxrija linnaas bañ la ci boolee amatoo droit noppi boo gisee loo xam ne du noonu da nga ko war a soppi waaye nag soppi nag dafa am ay méthode man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu képp ku gis ci yéen loo xam ne munkar la na ko soppi qaalu kayfa nughayyiruhu ya rasulallah naka lañ koy soppee mu ne man istataa fa bi yadihi ku man na ko soppi ci loxoom wa man lam yastati fa bi lisaanihi ku manul na ko soppi ci làmmiñam wa man lam yastati fa bi qalbihi ku ko manul na ko soppi ci xolam wa dalika adaaful iman kooku mooy degré bi gën a suufe ci degré naka la ñuy soppee munkar waaw bi maanaa boo gisee itam problème mu affaire Sénégal ak affaire réewu africain ak réewu tubaab yi ak réewu jullit yi ay munkar am na ci bul jokk di terroriser nit ñi di leen sànni ay bomb déedéet ndax loolu yàlla sant la ko kooku amirul muminin moo ko war a def comme que amirul muminin amul nag yow boo gisee loolu da nga koy ñaawlu sa xol boo ko mënee soppi ci sa làmmiñ wa sa loxo nga soppi ko bi maanaa boo nekkee sa kër luye fa nit di fa xale yi di fa dugal jigéen di fa mooy yàlla te kër gi yaa ko moom am nga droit nangu caabi ji na nga génnee borom ki nga xam ne yaa ko luye muy fa ji def ay caaxaan am nga droit ne ko suba demal wuti luyaas man luyetuma la noonu la ñuy déggee soppi wa yaxrumu alayhi araam na ci jullit boobu de alkadibu fen wal xiibatu ak jëw wal namimatu ak rambaaj wal kibru ak rëy wal ujbu ak gis leen ma wal ujbu mooy koo xam ne moom bi maanaa dafa bëgg boppam dafa defee ne moom ñëpp moom la ñuy suweer war yaaw ak ngistal xam ne da ngay def dara bëgg nit ñi gis ko wa sumaatu ak déggatal wal xasadu ak kañaan wal buxdu ak mbañeel wa ruyatul fadli alal xayri ak gis ne yaa gën nit ñi yooyu yëpp ay feebar la wal hamzu ak feebaru làmmeñ wal lamzu ak feebaru bët al humaza ak lumaza waaw di piis nit ñi ak di leen ciipu yooyu yëpp baaxul wal abasu ak fo wa suxriya ak reetaan mokkari wa zina ak njaalo yooyu yëpp mukkalaf daf ko war a dellu gannaaw seetaat boppam daal di ci tuub bu fekkee mu ngi koy def bu fekkee mosu koy def mu jàpp ne moom catégorie boobu waru ci dugg wa nadaru ilal ajnabiya ak xool jigéen boo xam ne daf la araam wa taladudu bi kalaamiha ak itam di jéem a bànneexu ci làmmeñam yooyu yëpp de ak baatam yooyu yëpp da nga ko war a bàyyi wa aklu amwaali naasi bi xayri tibi nafsin ak lekk alalu jàmbur yi te d'accorduñ ci joxuñ la ko wal aklu bi shafaa ak itam lekk ci shafaa bi maanaam woon nit ñi ne leen mën naa leen dugal ajjana ñu la jox xaalis ngay ko lekk déedéet aw bi diin wala nga lekk ci diina
di maanaa sa baay sëriñ la woon ñu la jox addiya déedéet da nga war a jóg liggéeyi kooku man waxuma ko borom téere bi Abdurahman Akhdari moo ko wax wa taaxiru salaat araam na itam nga julli doo ko julli ci ay waxtum loolu itam bu ko def na nga julli ci heure fixe yi man danaa ko lire léegi ci arab ba pare liiraat ko ci français pour mbir mi gën a leer waaw wa yajibu alayhi xifdu lisaanihi min alfahshai walkalaami qabiixi wa aymaani talaaqi wa intihaari almuslim wa ihanatihi wa sabihi wa taxwifihi min gayri xaqin sharci kooku lan la tolloon ci français le fidèle doit surveiller son langage et ne prononçant ni paroles obscènes ni blâmables ni méchants ma répète ko le fidèle doit surveiller son langage en ne prononçant ni paroles obscènes ni blâmables ni méchantes. Il ne doit pas utiliser dans ses propos de formules de serment de répudiation. Il ne doit pas aussi éconduire durement un musulman, ni l'humilier, l'insulter ou l'effrayer sans raison juridiquement valable. Il ne doit pas tourner ses regards vers ce qui lui est interdit. Il ne lui est pas permis de jeter un regard blessant sur un musulman, sauf si c'est un débouché. Il convient alors de s'en éloigner. Il lui faut, de toutes ses forces, éviter à ses membres toute action blâmable. Il est recommandé de n'aimer et de ne haïr, de ne consentir et de ne se fâcher qu'en Dieu, d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Kooku waxoon nañ ko ñu continuer. Il lui est interdit de mentir, de médire, de calomnier, de s'engouillir, d'être infatué de lui-même, de chercher à se montrer et à faire parler de lui, d'être envieux, de nourrir de la haine, de se croire supérieur, de détracter les absents, de diffamer, de se moquer ou de tourner quelqu'un en ridicule, de commettre un adultère, de regarder avec sensualité une femme étrangère, de se délecter voluptueusement de ses paroles, de manger le bien d'autrui, sauf consentement de son propriétaire. Sauf consentement de son propriétaire. De même, de recevoir de l'argent en paiement d'une intervention ou en affectant la dévotion. Il lui est prescrit de faire aux heures fixées. Je répète, le fidèle doit surveiller son langage en ne prononçant ni paroles obscènes, ni blâmables, ni méchantes. Il ne doit pas utiliser dans ses propos de formules de serment de répudiation. Il ne doit pas éconduire durement un musulman, ni l'humilier, l'insulter ou l'effrayer sans raison juridiquement valable. Il ne doit pas tourner ses regards vers celui qui est interdit. Il ne lui est pas permis de jeter un regard blessant sur un musulman, sauf si c'est un débouché. Il convient alors de s'en éloigner. Il lui faut, de toutes ses forces, éviter à ses membres toute action blâmable. Il est recommandé de n'aimer et de ne haïr, de ne consentir et de ne se fâcher qu'en Dieu, d'ordonner le bien et de blâmer le mal. Il lui est interdit de mentir, de médire, de calomnier, de s'engouillir, d'être infatué de lui-même, de chercher à se montrer et à faire parler de lui, d'être envieux, de nourrir de la haine, de se croire supérieur, de détracter les absents, de diffamer, de se moquer ou de tourner quelqu'un en ridicule, de commettre un adultère, de regarder avec sensualité une femme étrangère, de se délecter voluptueusement de ses paroles, de manger le bien d'autrui, sauf consentement de son propriétaire, de même de recevoir de l'argent
en paiement d'une intervention ou d'affection ou en affectant la dévotion. Il lui est prescrit de faire aux heures fixes ses prières. loolu daal ngeen baal ñu moom lañ jéem a joxe tey traduction bi na ngeen fexe ba am Laxdari yu xool traduction bi ñi nga xam ne yabuñ arab bi ñun ñii de dañuy góorgóorlu ci français bi rek waaye arab lañ jàng waaye nag xam-xam moom yàlla nee na utlubul ilma minal mahdi ila lahdi na ngeen jàng keroog ba ngeen juddoo ak keroog ba ngeen di dellu ci yàlla waaw bañ juddoo ba ñuy dee dañoo war di jàng ñun de suñ dund bi àgg nañ ci juróom-benn fukk ak juróom waaye ba tey ñu ngi jàng ba nag Laxdari bi ñu ngi ñaan yàlla nangul ñu ko mu bokk ci suñu xasanaat bokkuñu ci li nga xam ne daf ñuy rammu ëllëgati si biig ibaadaat nag buñ ko waxee mooy naka ngay jaamoo yàlla nag wax nañ ko ñu résumé ko mooy boo nekkee mukallaf nga xàmmee lu ñuy wax fardul ayni xàmmee lu ñuy wax fardul kifaaya fardul ayni yaa ko war a def fardu kifaaya bu ko nit ñi defee bu la neexee ànd ak ñoom boo àndul ak ñoom itam wàcc na la kenn du la ci blâmer li nga xam ne nag gannaaw boo tuubee ba dellu ci yàlla mooy sa bakkan bi sa bët bi lépp sa yaram bi sa jëmm ji sa loxo bi yooyu yëpp nga sàmm ko waaw sa pëy mi nga sàmm ko ndax yàlla nee na bul sëy ak jigéen boo xam ne takkuloo ko bul sëy ak moom lépp loo xam ne itam mën koy def ci lu baax nga def ko al amru bil maaruf ngay wax nit ñi ñu def lu baax di wax nit ñi ñu moytu lu bon li nga xam ne nag mën nga koy soppi nga soppi ko li nga xam ne mënoo koy soppi nga ñaawlu ko sa xol loolu daal mooy li nga xam ne moom la borom Laxdari di jàngal loolu mooy leçon bu tey bi ci fiqhul ibaadaat ñu ngi leen di gërëm di leen sant jërëjëf